asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant di jiital ci nuyoo bi suñu imam si di imam mu grande mosquée bu Daaru Salaam mu taxaw ni Mamadou Sy di nuyu notable yi nga xamante ni ñoo fi teew yëpp muy les politiques les élus locaux yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Daaru Salaam di nuyu aussi le président du comité de gestion bu école bi di nuyu aussi ki nga xamante ni tey moo fi jiite association des parents d'élèves bu département Guédiawaye muy monsieur Top di nuyu ñi nga xamante ni ñoo fi teewal les mouvements citoyens fii ci département fii ci Daaru Salaam di nuyu l'ASC Daaru Salaam nga xamante ni le président est là di nuyu aussi ki nga xamante ni moo fi teewal les conseils de quartier ak kuréel gi nga xamante ni dañ ko teg ci koñ bi muy yeesal Daaru Salaam di Mamadou Laye Ndiaye di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñoo fi teew ak suñu frère Moulay Camara ak les élèves ak les populations ak les jeunes et les femmes di nuyu aussi responsable politique nga xamante ni waroon nañ fi teew te am empêchement ma mën ci citer ku mel ni Seynabou Diouf ku mel ni Ousmane Ba ñoom ñëpp dañu fee nekkul mais fii la ñu waroon teew ñi nga xamante ni ñoo ñu jiitu muy jigéen ñi nga xamante ni responsable politique yi li ñuy wax ci loolu rek la Daaru Salaam dañu am li ñuy wax reconnaissance mooy jël école bi rebaptiser ko sous la proposition des APE ak comité de gestion bi ak responsable yi fi nekk yëpp ñu def proposition bi soumettre que le conseil de ville pour delloo njukkal le président de la république ci li nga xamante ni def na ko ci Guédiawaye muy baptiser école bi tuddee ko Daaru Salaam à son excellence le président de la république monsieur Macky Sall donc loolu aussi ñu ciy féliciter le maire de la ville parce que du hasard parce que collège bi comme ni ko ñi nga xamante ni ñoo fi njëkk a waxee collège bi bu ngeen xoolee 6 salles de classe yi ak li nga xamante ni moo fi am comme innovation le maire de la ville monsieur Aliou Sall ci ses propres moyens moo defar collège Daaru Salaam bi ba jël mur de clôture bi reprendre ko bay egg sax ci école primaire bi nga xamante ni bokkul ci compétence am moo tax ñun ñëpp vraiment dañ koy rafetlu di ko saluer mu nekk loo xamante ni comme ni ko ñi ma njëkk a waxee dafa am solo parce que parrainage bi dafa nekk loo xamante ni dafa ñëw à son heure parce que bu ngeen jëlee école yu bëri tey ay noowu Pikine la amee ay lycée de Pikine lycée Pikine SB CM Pikine S donc loolu Guédiawaye du ci gis boppam nit ñi sax mën nañu réer moo tax conseil de ville bi jël initiative boobu te pareeguñu fii jël nañ yenn collège yi du ma ci dellu siwaat pour bañ a guddal jël ay responsabilité ay personnalités yoo xamante ni am nañ cër ci Sénégal nekk ay référence xale yi mën a roy ci ñoom ñu tuddee leen li nga xamante ni mooy école yi benn bi ci njëkk nag mooy Daaru Salaam bi nga xamante ni ñun population bi ñu ngi koy rafetlu di ci remercier encore le maire de la ville di ci féliciter aussi son excellence monsieur le président de la république parce que kenn gënu ko nekk référence ci réew mi parce que élèves yi bu ñu xoolee ci moom mën naa ni cursus scolaire am yëpp musul nekk sax école privée musul jàngi sax bitim réew lépp fii la ko amee kon donc ku mel noonu tey bu ñu ko tuddee école bi xale yi nañ xam ne lii lu am solo la ñu mën cee def ñu mën koo roy ci loolu. waaw loolu sa question boobu noonu am na solo trop parce que ñun collège lañ nekk xam nga les collèges ak les lycées ça relève au niveau départemental ci conseil de ville la dépendre ak état central donc les écoles primaires moom moo dépendre ci quartier yi ak la commune donc collège yi. mën nañ ko sax jël tudde ko ku dëkk ci quartier bi bu fekkente ni sax dem nañ gis nañ ni war na mën a nekk mais maire de la ville aujourd'hui dafa nekk ci benn initiative nationale initiative départementale jël ay personnalité tudde leen école yi loolu compétence am la léegi bu ko defee le conseil de quartier bi nga xamante ni ñoo fi nekk mën nañ réunir proposer école primaire bi koo xamante ni tey dëkk na ci quartier bi tudde ko école bi nga xamante ni mooy école primaire bi tudde ko boulevard bi nga xam mooy Daaru Salaam tudde leen jumaa ji tudde leen leneen mais collège bi tey ça relève au niveau départemental parce que ñi fi jànge rek dëkkuñu Daaru Salaam donc Guédiawaye yëpp ñoo fi jànge te loolu compétence su ville de Guédiawaye la te choix bi aussi dafa nekk choix bu am solo parce que ki ñu ko tuddee aussi référence la wax naa ko sànq. maire defe naa ni ku xool bilan depuis 2014 xam ni tout son bilan presque 80% de son bilan ci école yi la ko def donc du coup ñun moom loolu kenn duñu ci xaar parce que chaque année initiative yi nga xamante ni conseil de ville mi ngi koy jël le maire en tant que maire mi ngi vraiment continuer ci fourniture scolaire yi jàppale élèves yi xool li nga xamante ni mooy ay yàqu-yàqu ci école yi ci suñu concept bi ñu daan def pro banlieue
jàppale waat école yi réfectionné waat defaraat ba nga xamante ni élèves yi nañ mën nekk ci condition yu baax defe naa école bu ko xool xam ne amul leneen lu ñu fi yokk lu dul accompagner élèves yi rek ci wàllu fourniture scolaire jàppale leen xool dispositif yi nga xam moo ci war a nekk conseil de ville bi mën ci taxaw jàppale incha allah élèves yi waaw. imam bu ko defee mu ñun lii conseil municipal bi def conseil municipal bi yëpp lañu boole cant ak ngërëm ndax Alioune Sall à tout seul ne peut pas le faire bu ko conseil bi nangul woon loolu du am. Malick wax na ko léegi kon ñu ngi gërëm conseil bi yëpp municipal bu Guédiawaye bi yëpp di ci jiital nag Alioune Sall pour tout ce qu'il a fait pour l'éducation. man dama wax ne Alioune Sall bi mu ñëw fii en 2014 man sama carte woteelu ma ko parce que gëmuma ko woon xamuma ko woon mais bu démb doon tey du ma ko def tey jii dama pare pour porter même sax candidature am pour beneen élection ndax la li mu def parce que man éducation laa gëm éducation ci laa yëngu mu am sama njàng yam tam j'étais un brillant élève ma yaakaar ne xëy na bu démb doon tey dinaa jàng ba weesu fii ma gis doomu ku mel ni Alioune Sall ñoo fi def ci Guédiawaye loo xam ne tous les maires avant lui qui réunis boo boolee lañ def li fi Alioune Sall def ñoom defaguñ ceer bi maire yi fi jaar yëpp lañ ma fekk kon dañuy wax alhamdulilah rabbil alamin bi ñu yàlla indilee Alioune Sall à la tête d'une équipe municipale boo xam ne bi compétence yaa ngi dégg ma wax ne lii xaw Malick wax léegi du ma ci dellu si waat Malick wax na leen fi yëf yi war a jaar maanaam école primaire élémentaire maanaam quartier bi ñooy dajaloo xool kuñ koy tuddee ca quartier ba waaye bu ko weesoo lu daal ni collège wala lycée wala université loolu dafay revenir au pouvoir étatique pouvoir central bi ñoom ñooy xool kuñ koy tuddee. bokk ci plateforme citoyenne bu ñuy wax Guédiawaye cinquantenaire bokk ci membre comité scientifique bi donc ci tuuru Guédiawaye cinquantenaire ci tuuru comité scientifique bi lay wax ci mbir mi nga xam ne tey moo ñu fi dajale moo di ne le conseil municipal de la ville de Guédiawaye dafa décider jël école bi ñuy wax Daaru Salaam tey tuddee ko son excellence le président de la république monsieur Macky Sall ñun au niveau de la plateforme du cinquantenaire de Guédiawaye ci suñu ay recommandations yu ñu mu def dañoo waxoon ne que Guédiawaye 50 ans après war na jotaat boppam war na jot identité am tey boo leen demee ci gox bu ak goxaan bu ne bu ñuy wax ay édifice am bu ñuy wax ay infrastructure am bu ñuy wax ay doomam dañ koy reconnaître ci dëkk boobu. Guédiawaye 50 ans après boo déggee suñu écoles yi Malick Sy wax na ko léegi da ngay dégg ay école Pikine Est boo leen déggee tey école élémentaire yi ay école Pikine 20A Pikine 20B boo leen demee fële ay Pikine 16 ngay dégg boo leen demee HLM Guédiawaye ay Pikine 17A Pikine 17B boo leen ñëwee sax ci préfecture bi da ngay dégg ñu ne préfecture Guédiawaye wala ñu ne le tribunal Guédiawaye donc Guédiawaye ba léegi dafa desegum moom boppam ci identité am te gox da ngay am sa identité moo tax ci cinquantenaire bi réflexion bu ñu defoon ñu ne bokk na ci étape bu njëkk mooy lépp loo xam ne ci Guédiawaye la nekk ñu delloo ko tuur ci Guédiawaye donc tey le conseil municipal de la ville de Guédiawaye bu defee lii ñun dañ leen di féliciter encourager remercier leen parce que dafa bokkoon ci suñu ay recommandations ci comité scientifique bu G50 G50 nag dafa doonoon benn kuréel boo xam ne citoyen Guédiawaye ñoo ko taxawaloon ndéem si yàlla ku ñuy wax Massey Niang Sinayas moo ko fi defoon woo waay Guédiawaye yëpp ne leen nag gox dëkk réew am na fu muy toll dafa war a dajale ay doomam yëpp ñu toog waxtaan xalaat fu ñu jëm ñu ne ban Guédiawaye lu ñu bëgg Guédiawaye 50 ans boobu looloo ko taxoon jóg 50 ans après Guédiawaye bu ñu ko defee fii loolu nag moo waraloon loolu donc ñun dañuy rafetlu lii di remercier encore le maire de la ville de Guédiawaye à travers son conseil municipal ci décision bi mais nag yemuñu foofu dañuy ne lii fenêtre la bu le maire de la ville tijji di inviter les autres maires des communes tey école élémentaire yi yëpp yi fi nekk ay tuuru Pikine la ñu am nañ ci toog waxtaan woowaat seen i ay militants nañu woowaat seen i ay population nañu waat citoyen ñu waxtaan xool école yooyu tey nan lañ koy mandargale ak suñu kilifa fi nekk di leen jaajëfal merci. nekk conseil municipal ville de Guédiawaye ñëw teewal fii waa jigéenu Daaru Salaam yëpp ànd ak ñoom ñu ngi nii taxaw
ñëw nag ci décision bi nga xam ni ñun conseils municipaux yi nekk ville de Guédiawaye ñu jël ko jox ko maire ni ko dañu bëgg école bi nga tuddeel ñu ko le président Macky Sall. loolu yaakaar naa conseil yi fi nekk mi man di Ablaye Mbaye di Malick Sy di Moulay ñooy conseil yi dëkk Daaru dañoo d'accord ci ni école bi lu ñu maire defal ci xaalisam nga xam ne lii du compétence su maire acte 3 bi maire mënul defar école bi mënul defar CM bi mu jël ko ñu wax ko tuddeel ñu ko président Macky Sall loolu lu ñuy rafetlu la ndax ñun maire yaakaar naa defar nañu lu ne Guédiawaye dañuy xool ni ñun doomu Daaru Salaam yi sax maire Daaru Salaam la gën a favoriser ci quartier yi dañuy toog ku conseil municipal ñuy wax ne Daaru Salaam maire ni mu ko bëggee loolu nag bu ko defee jëlu de na CM bi mu mënoon yóbbu CM bi feneen école yi bëri nañ ci Guédiawaye ci quartier yi yóbbu ko fenn choisir Daaru Salaam tegal ñu fi ñun duñu xaar maire di jël nom bi di ñu wax ni naa ko tuddee président Macky Sall su la nit joxee su la nit defalee teraanga da nga koy delloo njukkal moo leen fayoo ko bor bi fay bor bi ñun mënuñu fay sax maire parce que li mu fi def lépp dafa bëri kon nag bu ñu amee école nga xamante ni tey jii maire war nañu xool ku ñu ko tuddee dañuy porter ñun taxaw tuddee ko le président Macky Sall di ñaan Marème Faye Sall lii ñu tuddee sa borom kër muy école bi incha allah mu ñëw ngénte ko ak élèves yi te incha allah xam naa li ma xamee la première dame incha allah bu ñu tuddee borom këram école bu day nii sem bu day nii ndax xam nga loolu amu fi xam nga taggoon président kenn gënu ko fi yey ndax président li ma la wax Guédiawaye bi mu nekk cinquantenaire ba léegi Guédiawaye ku ne xamoon amul woon dara tey bi président Macky Sall ñëwee la ñu tey gis sentir Guédiawaye mu développé li kii wax deux voies yi mu defar notaire xoolal deux voies ñi dëkk Daaru Salaam am na deux voies te tey président Macky Sall moo ñu ko defar grâce à monsieur le maire Aliou Sall BRT bi tey am na ci Guédiawaye nga xool Thierno Souleymane Baal jumaa ji ñu def ci ay milliards kooku le président Macky Sall moo ko def Promoville kon loolu am nañ droit tey jii ñun tey yaakaar naa kenn warul taxaw sax di ko discuter delloo njukkal la ñun ñoo ne maire tuddeel ñu ko ñun ñu conseil ñoo dem ba gis ko ni ko maire li ñuy ñaay mooy CM bi tuddeel ñu ko le président Macky Sall ndax ñu mën koo fay li ñu defal ci Guédiawaye ku ci kontaanul nekk doomu Daaru Salaam woon opposant nga fii ñi fi nekk ñëpp nga xam ne dëkkuñu daaru ñi koy wax li ma dégg ñi koy wax kenn nit la dafa soulever ay nit wax leen pour ñu wax te kooku dëkkul daaru mais doomu Daaru Salaam yi nekk fi yëpp ànd nañ ci li ñu def doomu te tey màggal gee tax su du woon ak màggal gi fii école bi da ngeen fekk mu fees ndax waa daaru yëpp ànd ci décision bi nga xam ne ñun jël nañ ko te conseil municipal lañ yoo xam ne Daaru Salaam dañu ñuy déglu kon nag dañuy delloo njukkal président Macky Sall tuddee ko CM bi Marème Faye Sall ñëw ngént ko mu neex wasalaam. ci nekk sa tur ak sa sant di am rafetaayu woote bii ñu président Ablaye Mbaye woonu ñu kontaan ci nag ñun ñëpp ndax ñun mun naa ni ñi fi taxaw ñëpp ci kàddu ñi may waxal ñoo dëkk Daaru Salaam ndax ñun fi ñu juddoo xëy na ñi fi wax ñëpp suñu mag yeeg ñëpp ñii bàyyi gaynde nañ juddoo 67 après nañ fi ñëw ñii am nañ feneen yi kër mais ñun fi nañ dëkk ba léegi ñun ñooy Daaru Salaam ndax lii nii Alioune ñu la ko defal ndax ñaan nañ yàlla suñu borom defal ñu wér ak kàttanu gudd fan ba suñuy sët di fi jàngee moo tax bu jëlee lii mel ni tuddee ko Macky Sall ñun ñoo ci ànd gars yi tur bi ñun dañ cee kontaan ndax ñun la ko defal quoi primaire bi nag moom ñun ñooy xool ku mu neex ñu tuddee ko du loolu lan wax ndax fii bari na ay école Daaru Salaam lu mel ni Saliou Ndiaye Alaaji Mar Faye ba ci nouveau délégué de quartier yi ku mel ni Waré ak Pa Dado Be ku ko tuddee baax na loolu rek laa amoon lu may wax. kontaan wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ñaanal yàlla yiw di ko sàkku si yéen waaw di nuyu kilifa yi fi teew yëpp nag bëgguñu lim bu ñu limee dañuy juum waaye ñu ngi siy jiital ki nga xam ne mooy adjoint maire Abdoulaye Mbaye mu yóbbaale mbooloo bi yëpp waaw di sant yàlla bu baax di sant tamit président Macky Sall di sant rakkam monsieur le maire Alioune Sall ndax ku santul doomu aadama doo sant yàlla waaw nit ki nag moom loo gàtt xel ak loo bañ nit ki bu defee lu baax war nga taxaw nga ne lu baax lii diw moo ko def waaw te def nañ fi loo xam ne man de Daaru Salaam bi fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee waaye li fi am nii collège bi mu ngi fi doog a am bëri na ñu fi jaar defuñu ko juma bi nekk fii si Guédiawaye bëri na ñu fi jaar kenn def président Macky Sall moo ñu ko defal kon ku leen defal lu mel noonu te du lii kese ak leneen
ba jumaa bi nekk fii grande mosquée bi may jiite fii monsieur Aliou Sall def na fa loo xam ne macha allah waaw yàlla moo am pay yàlla na yàlla fay leen waaw ku la defal lu baax nga wax ko wàññiwul dara te du la yàqal tamit dara ñun dañu leen di ñaanal yàlla ñoom yàlla na yàlla jàppale leen yàlla na yàlla taxawu leen ñi fi taxaw ñëpp Daaru Salaam c'est moo leen ñor ñi fi taxaw ñëpp képp ku yëngu da ngay yëngu pour Daaru Salaam nu mu avancé ñun ñooñu lañ gëm man dama jàpp ni yow boo nekkee c'est man du ma politicien de damay wax mu leer du ma politicien mais boo nekkee ci béréb nga nekk sa politicien man ma nekk politicien mais bokkuñu si jëmukaay man sama xalaat bu gàtt ku ne da nga war a xeexal sa gox loo xam ne sa njariñ la ci gox bi nga xëcc ko andi ko teg ko fii ci gox bi mais pas kenn def lu rafet nga bëgg see xëpp suuf déedéet ku nekk fi nga mënee ku ne ni nga mënee fexeel nga defaree foofu ñu dimbalante ñu jàppalante ñu xool suñu gox du mu avancé ñun Daaru Salaam moom lañ bëgg moom moo ñu ñor te man dama ne président Macky Sall lii tuuti na si li ñu ko tuddee sax collège rek ñu tuddee ko man dama ne président Macky Sall yeeyoo na ñu tuddee ko université de Dakar yeeyoo na ko lu ëpp loolu sax bu amee yeeyoo na moom ñu tuddee ko si gàttal rek ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp man maa ngi